juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci ñetti nappkat ca Thiaroye-sur-Mer yoo xamante ni nag jamono yi kenn mëneesu leen a teg gët dooleele boobaak léegi nag toll na ci ñeenti fan seen i ñooñi nappkat yi tam ñu ngi wër ba tax na tam ñuy sàkku rek ci nguur bu Sénégal mu daal di dugal loxoom ci li nga xam ne rek moom moo di wër bi ngir rek ñu daal di xam ana fan rek la ñu féetee mbokk yi ni ki tey ji yemook juróom benn fukki bi at ak benn nag ginnaaw réew bu Sénégal moom boppam wala boog fête de l'indépendance ni ki tey ji itam daal nañ koy màggal fii ci réew bu Sénégal ki nga xam ne nag moom moo jiitee xew-xew boobee nag di njiit bu réew mi moom Macky Sall di ngi amal lu ni mel nag ci levée des couleurs xam ngeen ne mbas mi moom moo tax ñaari at mi ngi nii li nga xam ne rek moom moo di 4 avril ni ñu ko daan màggalee fii ci réew bu Sénégal màggale wuñu ni ki tey ren nag thème bi nga xam ne daal nañ koy jukki ci wàllu yu bokk na ci force de défense et de sécurité et protection des frontières tax na itam ñu amal ab reportage wu yaa woo xamante ni ñu ngi ko amalee ci aéroport international Blaise Diagne ngir rek daal di xool li nga xam ne rek moom moo di taxawaayu douane fii ci réew bu Sénégal ci lépp lu ñeel wàllu kaaraange ni ki tey ji itam 4 avril yemook li nga xam ne moom moo di Pâques suñu mbokku chrétien yi daal di màggal bu baax a baax lu ni mel suñu ay ndaw itam dem nañ fa nga xam ne rek moom moo di ca paroisse Notre-Dame des Anges yi nga xam ne moom moo nekk ca Wakaam bëri na ci yoo xamante ni daal dañ ko fay addu mu di jàmmi réew mi waaye itam def kéem kàttan ngir rek jàngoroy coronavirus mën ñoo abal fii ci réew bu Sénégal coronavirus jàpp leen ne ni ngi démb amul benn doomi aadama woo xamante ni daal na ci ñàkk bakkanam ginnaaw juróom-ñaar fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am daañu wax itam ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram làmb ni ki tey ji itam xam ngeen ne njiit bu Tay Shinga ak itam Lac 2 daañu laale ay simili moom moo ci des ngir rek ñu daal di amal mbir mu ni mel foofee nga xam ne moom moo di ca arène nationale mu nekk seen ñetteel bi daje nekk itam combat bu mag bu njëkk ci li nga xam ne rek moom moo di saison bi ginnaaw coronavirus mi nga xam ne taxoon na mbër yi sëgguñu woon fii ci mim réew mbokk yi lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu laa ko junjee woon bokk na ci ñetti nappkat yu Thiaroye-sur-Mer yoo xamante ni nag jamono yi kenn mëneesu leen a teg gët boobu ak léegi toll na ci ñeenti fan yoo xamante ni seen i ay ñoñ yoo xamante ni jóge nañ ca diwaan bu Ndar Géej nag doon jàpp bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di wër mi waaye France daal di xëddeem ndax itam noonu itam ñuy sàkku rek ci njiit bu réew bi moom Macky Sall mu daal di dugal yoxoom wala bokk gouvernement bi leneen itam loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju sànq bokk na ci juróom benn fukki at ak benn ginnaaw bi réew bu Sénégal moomee boppam wala boog fête de l'indépendance yemook ñeenti fan ci weeru avril ni ki tey ji itam amal nañ lu ñu mel njiit bu réew mi moom moo jiite woowule cérémonie daal di koy amal ci li nga xam ne rek moom moo di levée des couleurs xam ngeen ne mbas mi tax na lu ni mel itam ñu daal di koy amalee fa nga xam ne moom moo di ci esplanade bu palais de la République ñu teewlu tënkali ak Alxasan Ba. amul benn yëngu-yëngu buñ ci nemmeeku Sénégal di màggal juróom benneel fukki atam ak benn ginnaaw bi nga xamante ni moom na boppam at wi nag comme niñ ko amalee atub 2020 bi weesu amul benn xumbate bu ñu nemmeeku li ko waral nag mooy mbas mi lépp fii ci palais présidentiel lañ ko amale mu di ab cérémonie de levée des couleurs ginnaaw bi nga xamante ni ñi bokk ci gouvernement bi ñëw nañu kilifa militaires yi daal di ñëw ñuy toppalante comme ni ko rang protocolaire bëggee ki si mel ni inspecteur général des forces armées ba si haut commandant de la gendarmerie ginnaaw bi nga xamante ni nag ñoom kilifa militaire yooyu teew nañu topp ci kii di ministre des forces armées maître Sidiki Kaba njiitalu institution yi itam naka noonu ñu teew président conseil économique social ak environnemental muy Idrissa Seck njiitalu au conseil des collectivités territoriales Aminata Mbengue Ndiaye njiitalu assemblée nationale Moustapha Niasse bu fukki waxtu weesoo le président de la république Macky Sall daal di teew mu def lu ñuy duppee revue des troupes. Excellence, monsieur le président de la république, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le capitaine Karaoutine à vos ordres, monsieur le président de la république.
ñu daal di def levée des couleurs topp si hymne national bu Sénégal li ni mel nag jeexal li nga xamante ni moom mooy cérémonie bi thème atub ren bi force de défense ak li nga xamante ni moom mooy kaaraange ak nan la ñu mën a def ba aar li nga xamante ni moom mooy suñuy frontière. Xassane Ba ci thème woowee nga xam ne mu di force de défense et de sécurité et protection des frontières tax na itam ñu daal di amal ab taxaw seetlu ci taxawaay wi nga xam ne douane fii ci réew bu Sénégal daal dina koy am ci aéroport international Blaise Diagne dem nañ fa ngir def fa ab gëstu yaa ndax noonu itam ñoom ci seen bopp li nga xam ne ñu ngi koy càmmonteeg jëm ci li nga xam ne rek moom moo di kaaraangay askan wi Chérif Dia. aéroport international Blaise Diagne bu Ndakaaru douane samp fii ab subdivision bu mag firndeel ni ñoom douanier yi duñ mës a caaxaane sàmm gi ni sàmm frontières yi rawatina frontières aériennes yi. La subdivision même elle-même est chargée de la surveillance. comme ni ngeen ko xamee subdivision bi li ko tax a jug mooy sàmm frontières aériennes yi jaaree ko fii ci aéroport bi lépp loo xamante ni kon criminalité transfrontalière la den ko fi xeex rawatina nag yenn sinébar yi. du trafic de stupéfiants. waggar gi douanier yi waggar nag tax na kon ñu déployer ay unités yu mag ci barab yi nga xamante ne jàpp nañ ni ñoo gën a stratégique ci aéroport bi muy fi passagers yi di jaar di aérogare bi wante it zone fret fa ne jaarale marchandise bi. Là-bas nous sommes là-bas avec des unités. ñaari barab yooyu suñuy unité ñi ngi fa teg nañ fa scanner ay rayon X yoo xamante ni dinañu may ñu mën a contrôler bagage yi te duñ ko ubbi su ko laajee nag yenn saa yi ñu ubbi. yamun foofu ndax it muy ci sud bi yenn saa yi ñu jël sunu brigade cynophile di xaj yi yabal leen fa su ko defee ñu xeeñcu loo xamante daal jëfandikoo ko dañ koy tere ñu mën koo teg loxo. mais qui sont dans l'avion. Pastef googu nag moom moo tax sax douanier yi di jàpp ay produits yu ni tere ku koy jëfandikoo bokk na ci ay marchandises ay drogue wala xaalis buy jóge bitim réew. bu dee nag wàllu drogue ñoom dugg nañ ci taarix ndax jàpp nañ fa lu toll ci juróomi kilos yi drogue dure. une série de 5 kilos de cocaïne de méthamphétamine. waaw jàpp googu bokk na ci juróomi kilogramme cocaïne ak méthamphétamine yu ñu jàppoon saay soosu nag doon koo dugaloon ci ay tama ay objet d'art tere. am na it yeneen yoo xamante dañ koy jàpp muy ay cër yoo xamante ni day jóge ci ay mala te ku ne xamante ne bitim réew wala fii ci Sénégal dañ koy tere jaay gi. liñ fi jàpp nag ci li ni tere boo xoolee daaw daanaka ëpp na 1 milliard te yenn saa yi tamit ñu jël ay daan teg ko ñu koy def daan yooyu mën cee xayma lu toll ci juróom-benni téeméeri millions daaw. Pour cette année, pour l'année d'avant 600 et quelques millions. ku ne xam na ni transport aérien amoon nay jafe-jafe li ko waral mooy mbas mi avion yi doon naaw bariwul terewul moom douane mos ñoo jóge ci aéroport ba ña nga fa boobu ba léegi di rek sàmm frontières yi. On a été impacté par d'abord la diminution des vols donc il y a moins. coronavirus bi moom laaloon na bu baax secteur transport aérien ba tax na avion daawul dem wala dikk wala bariwut xanaa muy ay vols spéciaux wala ay cargo wante loolu taxul ñun ñu teggi suñ tànk ndax du caagi ne rek avion dawatul ñu bàyyi suñ loxo déedéet ndax saay-saay si moom pexe mu nekk dañ koy wër ngir rek dugal fi lu ni tere. Pendant la Covid il y a une baisse. résultat yu am solo yooyu nag bokk na ci tamit jëflante bu rafet ci yeneen takk der yi ngir aar frontières yi ba tax na douane liñ dugal ci budget Sénégal ren toll na ci junni ak ñaar fukk ci ay milliards. Chérif Dia xam nga ne 4 avril bu ren màggaluñu ko ni nga xam ne rek moom lañ ko daan màggalee ndax itam jàngoroy coronavirus fii ci réew bu Sénégal moo xam défilé yi ñu ci daan amal moo xam way takk der yi wala boog civil yi ca fa nga xam ne moom moo di ca boulevard Charles de Gaulle nag niki ren ji itam amul waaye rédaction bu télévision Futur Média dañ leen digtal loo xamante ni saa yu leen ko déggee seen xel dem ci 4 avril di rek way Youssou Ndour ak ki nga xam ne moom moo di Ouza Diallo Ibou Diouf ak Racine Kane ñoo ko def ñu seetaan. tànn musique ngir amal fàttaliku loolee aju ci feetu indépendance xew-xewu cosaan wala taarixu réew mi maanaam bi ñu moomee suñu bopp atum ren ji nag ñu ne défilé amul ñu woyefal ko fu fi ca palais de la république ñun nag ñu koy fàttaliku jaarale ko ci bile musique. Youssou Ndour ak Perouza ñaari kàngam ku nekk ni nga dundee bile xew-xew. feetu indépendance yi ba fekkee bari am na samay moroom di yu ko fekk
défilé militaire ak civil fête nationale ci wàllu musique loolee may nañu ñu fàttaliku xew-xew bu mag boobee. armée ñëwee ba ma seen commando yi taw ma bëgg lu dul dem solu militaire waaye armée de terre ak waa armée de l'air marine nationale pompier ak police. atum ren ji nag ñu ne défilé amul waaye ñu taamu morceau musique bi soo ko dégloo dafay mel ni yaa ngi foofee ca boulevard Charles de Gaulle. sayuma sa na ñëw kenn duma ko nettali dama daan jóg ca fajar ndekki daw wuti place dem bu xante ci jàpp place ca kanam. indépendance marqué kàngam yi ci wàllu musique morceau bi tamit wéy di doon ab kàddu melomaan yi ci jamono ji ñuy wax indépendance mu tombeek mbas mu bon bi di coronavirus. itu nañ sumbi ci pare suufet yi indépendant. génne nañ sunu série di pare lool lambe indépendance. leneen lu tombeek fête bu indépendance di rek Pâques ñu daal di koy màggal lu ni ki tey suñu mbokk chrétien ngi nag daal nañ koy màggal fu ci mel ni ca paroisse Notre-Dame des Anges nekk fi nga xam ne moom moo di ci Wakaam nag ñëw nañ fa nag ci ak lim bu tax ko takku naka noonu itam bëri na ci ay ñaan yoo xamante ni daal nañ ko fa def bokk na ci jàmm daal di sax fii ci réew bu Sénégal waaye itam mbas mi daal di ñuy abal Pape Fara ñi ngi Amadou Baax. ñoom ñëpp ñu jug taxaw seen xol Yeesu Krista daal di ciy nekk di déglu bu baax meesu Pâques bi gannaaw ñeent fukki fan yoo xam ne ñu amal ko seen koor naka noonu di dimbalanteeg def lu baax catholique yi daal di màggal tey bésu Pâques ci mbégte. ndax fête de Pâques ci chrétien lu am solo la Yeesu Krista daan na déega daan na baakaar te ci ndam boobu yóbbaale nañu ñun chrétien ñi. bànneex bu rëy ci dekkiwum Yeesu Krista ak tamit fête de l'indépendance bi ñu boole ñaari bànneex yooyu noonu tey di ko féete di ko màggal bu baax. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. mu yemook bés bi nga xam ne Sénégal moom boppam loolu nag di signe bu rëy wane ne bëgg yàlla rek moom moo nekk indépendance bi wóor. Pour dire tout simplement que notre vraie indépendance elle se trouve en Dieu, c'est ce que j'ai dit justement donc à nos fidèles chrétiens. C'est Dieu qui peut nous rendre indépendants si nous acceptons effectivement de faire sa volonté. Et si dans le Sénégal nous suivons la volonté de Dieu, alors tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité disparaîtra à la lumière justement donc de cette vérité de l'amour de Dieu. Indépendance boobu ñu am ci wàllu politique ak ci wàllu leneen Yeesu Krista ci bésu Pâques bi indi nañu indépendance bu ñu am ci baakaar. ñu amal ay ñaan yu bëri ci bés bi nga xam ne nag ci la Jésus Christ daal di ressuscité di bés bu sell ngir Sénégal am jàmm. di ñaan jàmm sax ci réew mi yàlla boole xol yi ñu nekk benn. muy jullit bi muy chrétien bi ni ñu yàgg doonee benn te ni ñuy bokkee ngalax bi ak yeneen di ko firnde ñu yàgg ko fete noonu xol yi yàgg nekk benn jàmm yàgg sax ci Sénégal. ñaan naa bu baax a baax bi ubbi ñu buntu wërsëg bi mu jàppale ñu gën ñu taxaw ñu ñëpp mu mujjee ñu ci jàngoro mujjee Sénégal tamit ci jàngoro buy nekk ni mooy corona bi. ci njeextalu mees bi nag ñu daal di baptiser ay xale yu bëree bëri ci ambiance bu am solo lool te chorale bi daal di koy jiite ngir nag daal di maintenir flamme du Christ ci seen biir xol.
Pape Farah diwaan bu Bambey lu ni mel la ñu fa nemmeeku moo xam jullit bi wala boog chrétien bi nag ñu ngay wëy di def la nga xam ne moom lañ leen xamee woon démb ak barki démb joxante yoxo waaye itam dem ci màkkaan yi daal di rek lekkandoo li nga xam ne moom moo di añ yeeg ngalax yeeg mbir yu nuy xeetoo ba tax itam ñoom ci seen bopp itam di ñaan rek jàmm daal di sax fii ci réew bu Sénégal. Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. diggante bu rafet bi nekk ci diggante njaboot yi ci Bambey wonewaat nañ ko ci jamonoy Pâques bi demlanteeg dikkalante bi nga xam ne moo dox ci diggante catholique ak jullit dañ koo gën a wone ci jamonoy Pâques yi ci famille Thiaw bi nga xam ne mu ngi nekk ci quartier Léona Sud jullit yi ak chrétien yi ñooy toggandoo ngalax bi ñoo koy lekkandoo. ñun fii la ñu juddoo fii ci quartier bi lañ juddoo te yàgg nañ fi kon comme ni ma la ko waxee ñun ñoo fi benn famille chrétienne te ñëpp dañoo jàpp ne ñun itam ñoom itam dañ cee bokk. loolu nag fàttewuñ ci feebar bi nga xam ne moom mooy lëmbe ba tax mesure barrière yépp nee nañ dañ koy respecté. seetloo daaw defuñu ko parce que tere woon nañu ko nee ñu bu leen ko def ndax ñëpp dañoo bëggoon respecté mesure barrière yi ñu ngi koy respecté ba tey parce que mbas maa ngi fi demul fenn mi ngi fi waaye ñun itam ñun ñu ngi jël suñuy mesure parce que ñi ngeen gis balaa ñoo commencé liggéey bi raxasu nañu fële. ci à l'entrée te ku ñëw fii aussi dañuy exiger pour nga raxasu. li ci xaw a ñuul rek fi mu nekk nii moo di marché bi nga xamante ni produit yëpp a yokk. yokkute moom am na ci parce que soo ko seetloo gerte gi cher na ndax loolu mooy indi tige deg bi cher na trop ndax ñi ngi jënd kilo 1000 francs soo leen ko xoolee nii paan yaa ngi nii ñu def nii boo ko seetloo sax xam ne gerte gu bari lañ fi utiliser buy bi aussi cher na ndax ñu ngi ko jëndee kilo 600 kilo. Pâques wonewaat diggante bu rafet bi nga xamante ni moo dox diggante jullit ak catholique. mbokk yi xam ngeen ne 4 avril buy jege si nag njiit bu réew bu Sénégal dina jël ab dogal ñeel ñi nga xam ne nag caabi da leen féete ginnaaw jàppaleen ne nag lu tollook juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett ci ay doomi aadama yoo xamante ni dañ leen xañoon ngelaw lu féex daal nañ leen di bàyyi ñu ñibbi fekki ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen ak njaboot moo xam ku ci nekk loo mënti def ba rek taxoon ñu téye la ci li nga xam ne rek moom moo di kaso bi ci wowle kaso la ñuy desandi ba tey jàppaleen ne ci juróom-ñaari fan ci weeru avril daañu dooraat li nga xam ne moom moo di visite yi moo xam mbokk jege ñaale nag daan di dem rek seeti ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci li nga xam ne rek moom moo di prison yi di ab dogal woo xamante ni administration pénitentiaire moom moo ko daal di jël ginnaaw ay weer yoo xamante ni lu ni mel mënta am kuréel wi nga xam ne moom moo taxawal nag ñi nga xam ne caabi da leen féetee ginnaaw di rafetlu bu baax a baax lu ni mel ci kàddu seen ak njiit ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Sall dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. depuis yàgg na ñun jot nañu ay bataaxal yu bëree bëri yoo xam ne dafa jógee ci détenu yi bataaxal yooyu ñoom dañ doon sàkku visite yi ñu jox leen ko parce que kaso dafa metti te détenu yi nekk kaso ñaari mbir rek la ñu am benn bi mooy seeni visite détenu dafa bëgg visite bu amee dañuy sañse tuuroo la ko lañ yàkkamtee gis seeni soxna ak seeni doom ñëpp xam nañu ne njaboot dafa fort ñaareel bi mooy bool boo xam ne sa jabar daf ko togg ba mu baax sa yaay bëgg la ko indil prison lool bu ñu la ko xañee dafay métti détenu loolu rek la am moo tax mesure bi également bu ñëwee si benn boor dinañu ko rafetlu loolu également li ñuy leeral foofu rek mooy buñ ne visite yi dafay commencer altine ba ajuma du altine ba ajuna chaque jour rek da ngay ut sa permis dem seeti détenu loolu dafa baax ñu leeral ko maanaam benn détenu bu nekk ci fukki fan ak juróom yu nekk am nga droit nga am benn visite nga am nit ku ñëw seet si la si kaso bi fukki fan ak juróom loolu nag administration pénitentiaire ni ñu ko tëggee mooy kaso boo dem am na service social bi foofu ngay dem nga bindu ci carnet bi nga ne dama bëgg a am visite loolu boo gisee ñu def ko mooy dañuy bañ dajaloo yi ak buuxaloo yi ci kaso bi. bu Sédhiou bokk na ci diwaan yi nga xam ne la ñu fay nemmeeku ay doomi aadama yoo xamante ni des ñu jëfandikoo li nga xam ne rek moom moo di yàmba wala drogue bari na lool ca diwaan bu Pakaaw itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di càccuk jur gi nag sonal leen lool ba tax itam ñi nga xam ne ay way takk der lañ ñu ngay woy di càmm kaaraangay askan wi kenn koo xamante ni jamono yi nag dem na retraite nekkoon itam ab way takk der li muy sàkku moom moo di ñu daal di taxawal yenn ci ay unité bokk na ci unité marine ak itam aérienne ngir rek lépp lu ñeel wàllu jàmm mën a sax ca diwaan bu Sédhiou Bakary Konté. trafic de bois nu ñuy daggee garab yi di ko rawle ci yenn réew ak tamit trafic chanvre indien ak drogue bëri na lool fii ci région bu Sédhiou ndaxte Sédhiou nag mu ngi am frontière ak Gambie ak Guinée-Bissau loolu tax na ba force de défense yi ak sécurité yi saa su nekk ñi ngi def ay saisies yi mag fii ci diwaanu Pakaaw. li fi nekk ci ay samba booy dafa bare
am na ñoo xam ne ci trafic la ñu nekk trafic bu nekk mooy yamba sinabar ak suñu garab yi garab yi lu fi am moom dafa doy waar. non seulement commissariat ngi fi BMS mais également occultistes ñoo xam ni seen liggéey drogue la mais puisque ñoom ñëpp looy liggéeyandoo di nga gis gendarme yoo xam dañuy jàpp ñii di def ay bant di def ay bant. armée tamit di naka su noonu. depuis ay weer nag gis nañu fii ci Casamance ni ay déplacés ñoo xamante ne dañuy jëndoon seen i dëkk dem feneen ndax xeex bi ñoom dellu si nañ seen dëkk bu armée nationale daal di def sécurisation ci diwaan yooyu la. région Sédhiou rek moom mooy lu muy indi ci Darkase moo ëpp moitié wu li ñu produit ci au niveau national donc zone boobu la Darkase bi di jóge donc Samba boo yooyu loolu lañ bañ ci loolu la ñuy dundee. donc par conséquent bu ñu leen aaree population bi dellusi day gën a suuxal région bi. colonel bu gendarmerie à la retraite bi lee du colonel Sankoum Fati commandeur de l'ordre national du Lion di ne dafa bëgg ñu installé yeneen unité fii ci diwaanu Sédhiou ndax position stratégique bu mu yore. parce que xam nga Sédhiou dafa nekk position centrale surtout que kii dex baa ngi à côté donc gis ko c'est facile bu ñu ko sécuriser bu ñu fi indee benn place forte. armée ñëw fii de toutes les armes. trafic de bois boo muy tudd dina jël beneen ampleur ndax oto yi ñuy lakk ci eaux et forêt ci manifestation yi fi amoon. seen oto yëpp la ñu lakk seen oto yëpp amul benn boo xam ne rëcc na mooy même yoo xam ne ñooy dem fay daay donc ça veut dire daay bu amee duñu mën a bouger. armée nationale mu ngi jouer rôle bu important fii ci diwaanu Casamance non seulement dafay aar askan bi ak lépp loo xamante nekk na seen i bien wante tamit mu ngi jàppale population yi di def ay actions sociales. Bakary diwaan bu Koungheul foofee nag ndaw ñaa ñoo amaloon ab ndaje ngir rek di sàkku ci njiit mu réew mi mu gën leen a bàyyi xel rawatina lépp lu ñeel wàllu xëy mi ay kàddu yoo xamante ni ñu ngi ko yëkkati ginnaaw bi ñu doon indi seen ak njàppandal ci ki nga xam ne rek moom moo di Alioune Badara Ly dañuy teewlu ka nga xam ne moom moo yor kàddu yooyu leen ndaw El Hadji Pomane lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom ci micro di sa Prera. dee jaar na fii lu nekk jaar na fii. mais kumba am ndey la ak kumba amul ndey loolu nag dañ bëgg mu jeex li koy jeexal mooy président ndawi Koungheul li ñuy wax mooy mag ñi nga xam ne dañu nekk ci kanam tout le temps ñu jël li ñu moom di ko aati moom ñoom ak seeni jaboot la ñu bëgg mu dakk li ñuy wax nag kenn mënu ko ku ko jàppee ne yaa ko moom gëmal na yow yaay def li ñu bañ nga di ko def te danañu ko wax président dañu bëgg Koungheul def nga fi dañu bëgg nga yokk sa def la parce que Koungheul manqué na li tax ñu la yokkal sa def mooy li nga joxul ndaw yi te ndaw yi nag boo duggee ñu kontaan dañ leen di seetal ki nga xam ne moom la ñu tànnal seen bopp muy liggéey ci dëkk bi te amul xëy amul ngont kon nag président ñu ngi lay wax nga bàyyi xel kii di Alioune Badara Ly ci département bu Koungheul. prix Ibrahima Sall loo xamante ni nag collectif bii di Parlons Poésie moom moo ko daal di amal naka noonu itam daal la ñuy tax lu tollook ñeent fukki ndaw ngir rek daal di jongante ci ñoom ñooñu nag daal nañ ci tànn lu tollook fukki ndaw mu ñeel phase finale bi lu ni mel itam tax na ñu wax ki nga xam ne moom la ñu ko dippee moom Ibrahima Sall ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Fara Ndiaye moom mooy njiit bu boobule collectif ak itam Fatima Diallo Ba moom mooy présidente bu woowule jury ci micro Ibou Diouf ak Amadou Ba. C'est une cérémonie de remise de prix d'un concours de poésie organisé par le collectif Parlons Poésie, un concours qu'on avait lancé depuis le mois d'octobre. La reconnaissance et le respect qu'il a sur le travail de Ibrahima Sall, sur ce qu'il a fait dans l'écriture, parce que c'est un poète exceptionnel. Le problème, c'est qu'il n'a pas été connu. Ses œuvres n'ont pas été bien vulgarisées. Alors, j'ai trouvé les candidats excellents. Nous avons lu beaucoup de recueils. Au total, il y en avait 40 qui étaient en compétition. Nous avons dû en choisir 10.
Et les 10, j'avoue que vraiment les 10 que nous avons choisis au final étaient très talentueux. Il y avait une grande originalité, c'était pas du tout une poésie déjà vue ou bien quelque chose de conventionnel, ou ils avaient chacun une voix. ñu jéggalu bu baax a baax ci kàllaamay tubaab yooyu nga xam ne moom moo nekk ci wowule élément leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju ñu jeexale ko wàllu tàggat yaram làmb ki nga xam ne nag moom moo jiite Tay Shinga xam ngeen ne si kanam tuuti dina rek sëgg laale ak ki nga xam ne rek moom moo di Lac 2 mu mel ni itam mu nekk seen ñetteel bi boo xamante ni rek ñoom ci seen bopp ñu ngi laale nekk itam grand combat bu njëkk ci li nga xam ne rek moom moo di saison bi ginnaaw itam bi ñu ko tëjee ndax itam jàngoro coronavirus daal di gën a si réew bu Sénégal du ñàkk léegi di ngeen am li ngeen xam ne rek moom moo di résultat wi ñeel woowule làmb mbokk ñun itam ñu jaare fi daal di bural jotaay wi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Astou Mbène Thioub dina fi teew ngir digtal leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wëyi ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.